salaamaaleykum gars yi mbokk patriote yi gars yi ñu ngi ziar ñëpp di béggee ñëpp bon di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal suñu bopp bon gars yi tey je veux parler juste deux sujets vite fait benn bi mooy nos institutions benn mooy inondation yi vite fait parce que inondation yi soo xoolee gis ngeen li xew dafa triste quoi kër yoo xam ne entier des centaines de maisons yoo xam ne actuellement ndox mi kër yi presque les maisons sont submergées maanaam amuñu fu ñu taxaw maanaam insécurité sax moo am amuñu fu ñu toggee amuñu fu ñu tëdd amuñu douche ñu dem mais c'est extraordinaire nga am ay doom yoo xam ne ku ci am liir sax nii nga koy téye ku ci am doom boo xam ne day raam da nga koy aj ci lal warul wàcc warul dem fenn loolu est-ce que yéen a ngi imaginer loolu waxuma sax mag ñi mais xale yi nga xam ni ay novices la ñoo xam ne tey danger lañ nekk le fait que ñu wàcc ndox mi ay maladies pendant ce temps ñu nekk ci benn contexte Covid boo xam ne gouvernement bi sur tous les micros sur tous les radars ñu ngi wax nos gestes barrières affaires yi mais gestes barrières nan lañ ko mën a defee avec condition de vie yoo xam ne am na benn partie population bu ko am et c'est la majorité. parce que tey mbirum mbënd bi dootul affaire taw parce que tawul 2 taw la fi taw yi tax ñuy wax mooy bërki démb la fi taw pendant toute la nuit et à compte-gouttes beneen bi mooy dootul ay localités yoo xam ne mooy taa ay par exemple ay Kër Massar wa mais c'est partout de Yëmbal à Diamaguène Thiaroye nga dem Kaolack la même chose nga dem Touba la même chose foo mënti dem c'est la même chose te pourtant tawul tey particulièrement li ma intéressé mooy côté maanaam Dakar tey gis nga inondation yi li ko gën a indi mooy manque de vision ak dëng bi nga xam ne gars yi dañ kaa dëng parce que tey su fekkee ñoom li leen intéressé rek mooy fumage politique maanaam naxe ay dóor marto ay njuuj njaaj parce que tey su fekkee un président de la république dafa ni TER bi dina daw janvier TER bi mu inauguré ko gé photo ko gars yi tàccu parce que maanaam c'est une flatterie électorale maanaam mu nax ñu pour nax ñenn ñi nga xam ne bon tout le monde mooy sénégalais nax na Macky président bi nax na ñu bëri nga jël TER boobu noonu nanga te amul benn étude tey gis nga tubaab mun na defar benn TER en moins d'1 an mais gis nga TER boobu noonu wala réalisation bu mu mënti doon da ngay jël au préalable am na 5 ans yoo xam ne wala 4 ans yoo xam ne ay études la ñuy jël études yoo xam ne c'est approprié études yoo xam ne c'est minutieuse parce que tey TER bi tey en réalité xam nga la moo tax du daw du question ni wagon yi baaxul wala mais parce que les lieux maanaam l'étude des TER n'a pas été faite d'une manière minutieuse d'une manière sérieuse parce que tey TER bi man góobu musa daw parce que pour mu daw il faut ñu recommencer à zéro toute la réalisation parce que tey mënoo jël benn kii la jël sa suuf teg ci ay béton fer teg ci say wagon mu dem non c'est plus complexe que ça il y a un problème réel boo xam ne des non-dits loo xam ne peut-être lu ñuy gën a dem ngeen gën a comprendre président Sonko nag waxam day yendu rek waaye du fanaan àll tey mun na guddee mais du fanaan àll tey waxoon nañu ni TER bi du daw su dawee dem ñëwaat mu bàyyi candidature waxoon nañu ne bi Macky Sall faloo pare mu ne dina metti trop sax waxoon na les Sénégalais vont souffrir loolu yegg nañ ca te lépp lu mu waxoon rek daa multiplier par 10 tey naa leen wax leen ñeneen ñi ma bëgg a waxal mooy les institutions gis nga li tax Macky Sall yàpp ñu dëgg parce que loolu benn évolution seen évolutive la maanaam gis nga nguur gi moom moo toogoon ne day toog 5 ans toog 7 ans moom moo toog jox ay fonds mu ne pendant 10 ans mu jël gorom jox ko des milliards et des milliards pour mbënd bi jeex gorom ñu gisuñu benn résultat mbënd mi di gën a yokk gorom ñu laaj ko ñu ne ko OFNAC da laa épinglé parce que nee nañ tu as fait une gestion nébuleuse des deniers publics mu ne OFNAC fu ko woowee du wuyu parce que nag am na lu ko ngemb kooku noonu moom moo waral li yëpp am kooku moo ñu yàpp ba ñu nangu ko ba lii am kooku noonu moom la coronavirus ñëw Covid bi ñu jox ko ay fonds
pour mu distribuer ceeb bi mu ne du ci def benn saytu du ci def benn leeral parce que nag gorom muy président Macky Sall dafa voté une loi d'habilitation boo xam ne maanaam 1000 milliards yi nga xam ne génn nañ ko kenn du ko ci topp ci dara amul ku koy xool naan ko lii nga def wala nii nga ko defee wala déet kooku noonu moom moo am budget boo xam ni c'est presque 10 milliards par an kon c'est-à-dire que bi mu fi toogee ba léegi presque 90 milliards boo xam ne mooy loo xam ne c'est officiel yoo xam ne mi ngi koy jël di ko def nu ko neex te kenn mënu ci dara ak yeneen yoo xam ne kenn mënu la wax nu mu toll kooku noonu moom moo toog ne élection dañ ciy dem maay xool kan ak kat mooy dem kii du dem kee dama koy tëj kii ma tijji ko kooku noonu moom moo ne carte électorale bi du wax kenn fan lay voté ku mu neex de bisu élection bi day bàyyi ba nga dem ñu ne du foofu nga découragé doo voté kooku moo ne fichier électoral bi kenn du ko am te fichier électoral bi dañ ko doon publier dans le journal officiel boo xam ne ñëpp dañ ci am accès kooku noonu moo ne primo votant yi kenn du voté képp koo xam ne man yaakaar naa ni yow faraloo ma doo voté kooku noonu moo ne yenn localité yi suñu la laajee nga ne Touba laa dëkk yow maanaam sa inscription dañ koy invalider kooku noonu tey moom moo toog di ñu menacer naan vaccin yi suñ ko bëggul da koy maye ji kooku noonu moom moo toog naan lii du am ak lii dina am ak jàppal bàyyil kooku noonu moo toog naan suñu ordinateur yi ñu nekk day jeex kon su nit bukki su la bukki see bay waxi mbaane sa doxin bara kon tey lii am yëpp ñun ñoo ko nangu ñun ñoo bàyyi mu dem ba heure bi beneen bi mooy nos institutions gars yi institution su ma koy wax mooy la police la gendarmerie muy les juges la magistrature conseil constitutionnel muy les ministères muy les députés muy les PCA les directeurs généraux muy ñëpp ñi nga xam ni tey ñoom ñoo waroon tax Macky Sall respecté sénégalais yi ñooñu noonu ñoo jël ñu téye leen tënk leen di leen def loolu Macky di leen def loolu lu ñu bëgg te kenn mënu ci dara tey gis nga dëkk boo xam ne président bi respecté na askan bi ça veut dire que institutions yi ñoom ñoo taxaw en bouclier en trait d'union entre la population et l'action même de l'État du gouvernement ou bien du président donné tey imaginez tey gars yi motivation bi yëpp xaalis la lu tax ma wax loolu mooy tey soo xoolee président bu jël kenn nommé ko ci bopp police wala ci bopp gendarme wala ci bopp benn société motivation bi li tax muy def li ko président wax c'est-à-dire que alal lañ ko dig wala alal lañ ko jox te alal jooju noonu dafa doy waar loolu ay ree la may def sax tey soo xoolee nit su yàlla sa wërsëg bu lu mu la bindal tey su jeexee rek doo fi fanaan sa wërsëg su fi jeexee doo fi fanaan yàlla su la bindalee 1 milliard ngay lekk su 1 milliard yi jeexee benn simili doo fi toogaat tey imaginer nga jël loo xam ni si loo xam ni dëppoowul ak li yàlla bëgg si loo xam ni arrangé wul sax sa population ñu jël benn sa 700 millions jox la ko pour nga def dara nga lekk ko sama sëriñ daan na mu wax leen nee na ma nit dina gàttal ay fanam te du ko xam si lekk loo xam ne lewul 700 millions yooyu dindi nga ko sa àdduna mu dese la 300 millions te 300 millions yàlla suñu borom dala koy mbugalee nga feebar fajoo ko wala say famille nga dem say doom yi nga xam ni xalaat nga ni yow li nga leen di defal nii xaalis bi ngay amassé di leen ko jox ëllëg seen kii day baax seen doom yooyu xaalisu riba la ñuy lekk seen àdduna dañ ciy sonn te doo nga tiim leen fi nga nekk te doo ci mën dara tey leen dafa am ba am ñoom ni ñuy doxee les institutions actuellement ni ñuy doxee mooy maanaam dañ naan tey nous sommes à notre époque nous sommes à notre ère li ñuy def mooy on va profiter le maximum pour préparer waaye nag da ngeen war a xam ne nit am na salaire 300 000 di tedd di kontaan di lekk di naan di am ay difficulté di am bànneex yàlla di ko dimbali ba ëllëg ay doomam nekk ay millionnaire wala ay milliardaire xool leen ay cas yu bëri ay ñoom Serigne Boub ay yenn directeurs yi ay ñoom Babacar Ngom ñoom état joxu leen xaalis dañoo liggéey par dërëm ñaar dërëm ñeenti dërëm ba am lu ñu am tey parce que ñooñu c'est des dignes donte ils sont reprochables des fois mais tey war ngeen xalaat ni askan bi ngeen xool li xew Sénégal ngeen xool Sénégal lu mu méttee ngeen xool mbënd mi ñu ci nekk amul kenn koo xam ne tey yow yaa ngi toog tey te amoo mbokk boo xam ne sinistré na amoo kenn koo xam ne yaa ngi toog tey te amoo mbokk boo xam ne mi ngi bëgg lekk du lekk amoo kenn koo xam ne mi ngi toog tey te mbokkam amul manifestation am ñu dóor ko bal wala ñu tëj ko kon tey war ngeen xoolaat askan bi te xam ne yéen bëri woo leen waaye li gën a sonn ci askan bi daanaka yéen génnoo leen ci parce que seeni mbokk leen tey ma jël ni conseil constitutionnel pas yoo xam ne daanaka li leen dese pour ñu dund bëriwul war nañ xalaataat yàlla xam ne tey lépp lu ñu def rek
seeni njaboot la ñu sonal lépp lu ñuy def rek di dafa entraîner des morts d'hommes au Sénégal tey conseil constitutionnel wala na nekk un bouclier na Macky Sall li nga bëgg a def baaxul Macky Sall xoolal réew ministres yi nga jël jeune ministre yoo xam ni wala ay fonctionnaires yoo xam ne bi leen seen papa ak seen yaay di fayal jàng boobu Macky liggéeyul bi ñuy carrière di am carrière di dem université di ñëw Macky Sall fi leen rombante doon sëgg bi ñu demee bay liggéey Macky Sall doon président ñuy fayeeku Macky Sall doon président ñu war a diñ continuer seen salaire di liggéey mu leew doom Macky Sall jóge fi ñu war a continuer di fayeeku yàlla li mu leen wërsëg leen ñu dundalee ko seen njaboot ñooñu ñoo ne époque bi ñu nekk foog ñu profité pour am ay milliards te milliards du dara ci àdduna milliards du dara wér-gu-yaram ak dignité ak lu leew sa njaboot mooy lépp kon war ngeen xalaataat bu baax askan bi war ngeen xoolaat nii wax dëgg yàlla li ngeen nekk nii dara jaru te ku ci toog xool sa àdduna benn par benn nga xool alal ji ñu jox lu mu lay jariñ lan la ay kër nga ciy tëdd waxuma kër sax su fekkee am nga fukki kër néeg bi nga kii sax lal bi nga tëdd sax mënoo ko fees benn partie ngay tëdd su fekkee ay soxna la soxna yi da ngay dee bàyyi ko fi ñeneen ñoo leen tax maanaam bànneexu àdduna jarul loolu ñun ñi nga xam ne ay jeunes lañ lépp duñu suuril nag lépp loo xalaat nit ñuy suuril te amuñu ay millions loo xalaat mooy jigéen nag loo xalaat laa wax mi ngi ñuy suuril ñu koy fànk di ko moytu te amuñu ay milliards kon dignité mooy lépp ci àdduna kon ngeen xalaataat nga gis koo xam ne un jeune ministre de l'intérieur koo xam ne il a l'avenir devant lui boobu ba léegi on l'utilise à des fins purement politiques muy def loo xam ne c'est du jamais vu ngay traquer ay opposants di dóorlu di tiiral sur des Sénégalais tey tôt ou tard y aura des comptes à rendre waxuma compte àdduna sax mais yàlla suñu borom dala koy woon kon gars yi institutions yi ñoom ñoo war a dooleel population bi ñoom ñoo war a artu président de la République ak lii fi nekk nii ñoo xam ne ñi ngi def loo xam ni naka sudul noonu te bëri na ñoo xam ne gis institution bëgguñu ko mais ils ont les mains liées parce que dañoo dugg ba pare parce que nag il n'est jamais trop tard pour bien faire xalaat leen population bi sonn nañ trop léegi may ñëw ci ñi nga xam ne en dehors des institutions les célébrités les porteurs de voix ana Youssou Ndour lan la wax ci lii ci am cette mauvaise gestion des inondations ana Youssou Ndour lan la ci wax ana yenn télé yi lan lañ ci wax affaire primo votant yi lan la ci Youssou Ndour wax lan la ci yenn kii wax ay communicateurs traditionnels ay ñoom Bécaye Mbaye ñoo xam c'est des défenseurs de Macky Sall lan lañ ci wax ay Hadj Mansour ñoo ñëpp dañ coo war a wax li xew Sénégal dafa métti kenn yëyu ci yàbb ci ay célébrités yoo xam ne seen intérêt rek ay directeurs généraux yoo xam ne sañuñu génn wax mais ay Serigne Mboup ay ñoom Babacar Ngom ay ñoom ñi nga xam ay milliardaires lañ ay Tahirou Sarr mais ñooñu lan moo tax mënuñu génn artu ne nag lii nag c'est pas normal parce que nag seen intérêt lañ jiital lépp seeni milliards bu mu gën a bëri yéen ana Aziz Ndiaye lan la wax ci mbënd bi est-ce que ñooñu nañ ci wax ñoom daal li ñu mën mooy yàpp ñu maanaam jënd seen benn oto teg ko waaye jënd naa oto bi loolu du dara oto du dara oto ki ko defar sax du ko dawal tubaab bi ko defar nit ñuy jël di xëntee di góorgóorlooy oto yu rafet jënd naa oto bi bent lay kër gi ma tabax loolu du dara mbirum àdduna la xam nga lu am solo ngeen xool population bi li ñu nekk ngeen nekk seen côté ngeen bañ a xool seen intérêt kese parce que alal ji ngeen ñoo da ngeen di dee koo ci xool du nur nit koo ci xool biir bi day ngand bay lang ngeen kenn xamul lu ñu nuróol ndax seen kii kenn buggu leen mënoo leen takk sax jigéen boo xam ne sax du xaalis kon ça veut dire que da ngeen war a delloo seen xel ñi nga xam ay célébrité nañ wax dëkk bi dafa metti li fi nekk du yoon léegi leneen dafa am mooy pour ñi nga xam ne ñu ngi dem bindu ji gaa ngi bindu ji mais da ngay man dem naa ci ay mairie dem naa ci ay commission jeunes yi dañuy jaabante ba sonn dañ leen di décourager pour bañ leen jox ay kii jeunes yu bëri des milliers et des milliers de jeunes ñi ngi dem mais nangul leen jox parce que Macky c'est la volonté de Macky Sall kon gars yi Sénégal ñii nii suñu yebee le combat au jour le jour pacifiquement nag dañ mu war a xeex lii parce que li am Sénégal fi mu jëm mooy loolu président Sonko nag waxoon na ko kon gars yi ñu ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp di wax suñu institution yi bi ñuy fayeeku Macky Sall nekkul président Macky Sall dina fi jóge ñu kon na nag ay fonctionnaire kon lu ñuy def rek nañu xalaat kii tax alal ju lew dafa baax nañ ko xalaataat bu baax a baax jërëjëf